voilà donc comme wax nañu léegi la Pape Maguette nara wax ma bàyyi ko rek mu développé on di ci ak invité woon. jërëjëf soxna Khady Colonel Guèye bu ko defee léegi dañ ciy dugg rek daal di wax ne nag ñi ngi sargal bu baax balaa dara xew ñi nga xam ne dañuy yëngu bu baax ci li nga xam ne nii mooy mbiru compte. fexe ba nga xam ne dinañ koo xam bu baax ci kii bi parce que ni nga xam ne nii moom la nekkoon à la réception nga xam ne demoon na bay nax saay bu ko ñëpp bàyyi woon. amaana kon kii na bu yàgg quoi jeex na fi bu yàgg kii mais dafa am ñoo xamante ne nag à chaque fois dañ ci sonn taxaw temm ci compte nekk loo xam ne nii day sax mu jaral leen sax nga xam ne dañuy jël seen yenn liggéey bàyyi ko di consacrer seen temps bu bari ci loolu bu ko defee kon damay dalal Babacar bu ko defee ziar ko balaa dara xew mais yóbbante ko félicitation ci docteur Massamba Gueye bu ko suñu tons muy def lu am solo ci li nga xam ne mooy mbiru compte ci Sénégal Babacar bu ko defee kon tey ngeen amaloon benn journée boo xam ne nii da ngeen ko def ci li nga xam ne mooy mbirum compte léegi yéen seen association bi nga xam ne nii moom ngeen teg muy Massamba Miroir Club association boobu li nga xam ne mooy solom su ma jumul bokk na ci di promouvoir li nga xam ne mooy patrimoine matériel ak immatériel léegi ndax yéen li nga xam ne nii moom ngeen di def ci ay action ci li nga xam ne nii wax dëgg yàlla li mu waroon sax mooy ministère mooy nguur ndax yéen a ngi ci am appui ñi nga xam ne nii ñoom ay kii lañu ñoom ñoo fi nekk te ministère ak ñi nga xam ne nii ñoom la ñu ko dénk par rapport ak action yi nga xam ne nii amal ngeen ko ci journée bi nga xam ne moom lañ jagleel compte ci àdduna bi. waaw maa ngi ziar ñëpp du ñu ñëpp ñu fekk ci plateau bi dawoo di nuyu waa Sénégal di leen wax ni ñu ngi ziar ñëpp. nga xamante ni tey question bi nga posé nekk question boo xam ne dafa am importance parce que dañoo nekk ci réew moo xamante ni réewum culture la kenn mënul wax Sénégal te waxul culture kenn mënul wax Sénégal te waxul cosaan te dafa nekk loo xamante ni buñ nee cosaan rek nit ñi dafa am nu ñuy xalaatee mais mënoo wax cosaan nga génne ci li nga xamante mooy léeb ndax boo xoolee ba njëkk maam nu mu doon defee mooy dajale njaboot gi te di leen léebal mais nekku noonu ay léeb yoo xamante parce que tey Sénégal boo waxee léeb dañuy xalaat xale yi léeb romb nu foofu xalaatu ñun léegi romb nañu dimension boobu noonu léegi léeb dina dem ba yee mag wax ak ñun pour loolu maintenant pour rebondir sur cette question bi nga wax mooy est-ce que li ñuy action yi ñuy def est-ce que ñi ci war a jàppale ñu ciy jàppale xam nga ñun dafa am na ñuy demee nit ki bu li nga xam ne looloo la war bul xar kenn jàppale si yow defar rek ba nit fekk la ci ñëw jàppale ci loolu noonu ñun ci dimension boobu lañu nekk moo tax lépp lu ñuy def rek dañuy teg suñu ay jalon ñu lii lañu bëgg def fii lañu bëgg àgg képp ku ñëw rek pour jàppale dañ naa la ñëwal ñu ànd ci waar mi te dem donc li nga xamante ni mooy 20 mars boo xoolee Sénégal kenn du wax ci compte bëri na ay journée yoo xamante ni ñu ngi koy célébrer mais du ma ci ñëw parce que jaru ko mais bëri na ay journée yoo xam ne ñu koy célébrer Sénégal nga xamante ni ñi koy jël médiatiser ko ngay dégg journée yooyu noonu te rare ngay dégg journée internationale du compte boo waxee 20 mars boo waxee lan mooy xew te ñu la journée de la francophonie et autres mais 20 mars moom moo marqué journée internationale du conte li nga xamante ni bëgg nañu à chaque fois ñu koy fêter à notre manière ba nga xamante dina dem ba romb foo xamante ni foofu la ñuy kii nii. waaw léegi yéen Massamba Miroir Club ak le docteur Massamba Gueye lan ngeen teg comme ay stratégie pour li nga xam ne mooy compte ngeen fexe ba mu law fépp ci réewum Sénégal. ndax nag mën ngeen koo féete yéen ci seen résidence. muy fële maison de ruralité africaine Kër Massar. moom it maison bu am solo la ci li nga xam ne nii mooy dégg nga culture fii ci Sénégal parce que lépp luy patrimoine wax dëgg yàlla dañ ko fay kii bu baax. te nag ni borom fexe ba teg ko lu am solo la mais yéen stratégie ngeen teg ngir li nga xam ne moo di compte nekk loo xam ne luy law ci réew mi lay doon ci biir réew mi ngir mu am gëdd bi nga xam ne nii moom moo war mu am ko. merci pour loolu. association Massamba Miroir Club ak fondation bi nga xamante ni moom la docteur Massamba Gueye teg en place muy la maison de l'oralité et du patrimoine Kër Leyti Massar cité Sëñ Mansour dañooy teg stratégie boo xamante ni yaakaar nañu fii kat bañ fa jaaree waxuma la sax compte mais dinañ defaraat jikko yi à travers la culture sénégalaise peut-être ñu jaare ci compte am mbir nag boo koy def doo fekk mag jëmm moo xamante ni am na loo xam ne nekk na ci moom pare nga ñëw nga ni ko fii laa bëgg nga jaar di ñun noonu lañu bëgg liggéey mais on s'intéresse à la petite enfance xale yu ndaw yi ñoom la ñuy jël di leen dajale biir Kër Leyti di leen defal ay ateliers de formation di leen defal ay séances de lecture di leen léebal en général di leen may ay livres pour rek boole ñoom ñu mën a ñëw fekk ci loolu nga xam ne ñu yor nañ ko bëgg partager ak ñoom donc stratégie yu njël mooy ñu ñëw d'abord parce que boo xoolee am na maison de culture yu bëri fan la nekk mi ngi nekk biir Dakar donc léegi dafa mel ni keneen xale bu dëkk ci banlieue bi day jàpp benn genre dañ ko mettre à l'écart te du loolu parce que dañoo jël yëpp
def ko en ville donc xale ba nekk fële ci banlieue bi du mën a profité di gis yenn acteurs culturels yi du mën a profité di gis yenn séances yi lépp ci télé la koy gis ñun donc loolu noonu ñun pour ñu combattre loolu il faut ñu jël benn maison de l'ordre lu ñu tuddee maison de l'ordre ñu def ko ci banlieue bi xale yi banlieue profité ci loolu moo tax ñu jël yóbbu ko ba Kër Massar les gens pour ñu venir dans fii c'est très difficile à venir ñu ko mais loolu mooy secret bi loolu mooy sirru bi gars yi ñëw découvrir Kër Massar xale yi mooy culture sénégalaise moo tax à chaque fois ñuy woo xale yi di leen defal ay cours de formation di leen defal ay séances de compte ñu jàpp ni xale yi incha allah bu ñu màggee ñoom dinañu mën a téyewaat mbir mi parce que foofu sax laa bëgg a waxee dama ne ñëpp xam nañ ni que conte au Sénégal dem nañu ba nga xam ne dafa raar bu baax dafa raar da ngay dem je donne un exemple da ngay dem ci kër yi bu njëkk ba maama nga fa papa nga fa wala yaay toog ñuy léeb ñu lay léebal da ngay kii sax na kaay ma léebal leen ou bien maam léebal ou bien papa léebal ma dootoo déggati yooyu yéen bi ngeen créer seen structure boobu yóbbu ko ci banlieue bi qui est une bonne chose léegi est-ce que yéen a ngi ciblé man seen cible est-ce que xam ngeen ko pour mën a indiwaat léeb pour nit yi xam njëriñu léeb waaw loolu yaakaar naa loolu laa doon jéem a leeral léegi nii léegi nii parce que kenn ci dayoo lépp bu mu toll kenn mënu koo peeg ci société parce que fa leen doon régler problème yi. lan mooy peeg mooy kenn mënu koo comment dirais-je. kenn mënu koo taw quoi maîtriser ko quoi. merci maîtriser quoi. kenn mënul mesurer lépp dayoo bu mu am. côté boobu laa bëgg a waxee quoi je ne sais pas est-ce que olof bi bu fekkee non waaw moom gomis la sant. donc peeg boobu de dafa xaw a xóot. c'est maîtrisé quoi. voilà d'accord. donc ci loolu ñun ni ñu xalaatee mooy parce que maa ngi ko doon wax mën leen lépp day dox fekk imam ba nekk ca jàkka ja lépp mën na koo orienté parce que nit ki li la doon rusa wax directement da nga koy jaarle ci lépp wax la ko. mais est-ce que yéen a ngi dem foofu loolu laa lay wax xam nga man. comprendre naa bu baax dama ne. par exemple seen cible yi. je donne un exemple. mooy que maanaam li nga xam ne ngeen xam nga boo leen toogee benn place yéen. ngeen bëgg a woo nit ñi. loolu loolu tamit du encourager. est-ce que ñu ngi dem vers les gens. voilà il faut que yéenay dem tamit ma jox benn exemple. exemple par exemple ngeen dem ci école yi. très bien boo demee ci école yi ngeen ne bon waxtaan ak directeur bi ngeen ne bon mun ngeen ñu may ay séance ñoo defal leen ay séance su léegi. yéen ngeen di envoyé ku nekk par exemple kenn ku mel ni yow ku mel ni saawaay ngeen dem ci kër yi dégg nga ne ou bien ca koñ ba. nañ ne benn guddi de nañ leen daje samedi ki taal. léebal xale yi. taal mu kii noonu ñëpp. loolu da bokk ci lépp. delloo buum sa boy boy. voilà taal ci digg bi noonu. xale yëpp toog. commencé di léeb. est-ce que yéen a ngi def loolu. waaw juste pour rassurer la ñun d'abord ñu ñuy liggéeyee comme ni nga wax ñu liggéey ak école yi ñu jaar ci club yi léegi ñoom donc ce qui veut dire que lépp activité bu ñu def ñu ngi impliqué wu ci biir. peut-être li nga wax ni mën na nekk suggestion ñu dem si ñoom ni leen voilà donc bëgg nañ ñoo def ak yéen lii ba fee yi mais ñu ngi ci yoon yooyu noonu am na club yu bëri yoo xamante ni ñu ngi liggéey ak ñoom am na tamit yenn école de formation yoo xam ne sax ñu ngi dem di liggéey ak ñoom ci liggéey bu ñuy def donc loolu yaakaar naa côté cible bi nga wax yemuñu sax ci def activité yi même kër li ci kese mais des fois ñu ngi dem si yeneen centre yi def ay activités comme 17 février bi passé am na benn centre bi ñu dem def fa suñuy activité nga xam ne dinañ mën a permettre ñeen ñëpp ñu ñëw loolu moom ñu ngi ci incha allah. waaw mais bëgguma accaparer mais benn rek nga may ma benn. am ngeen interlocuteur direct. ASC association sportive et culturelle. dañuy def culture. absolument comme par exemple yéen seen loolu. ASC yi ngeen wax ak ASC yi. ASC yi bu guddee. vacances la ñu teg xale yëpp ngeen am ay séances de compte. d'accord am ngeen surtout que ASC yi maintenant coach sport bi côté culturel bi moom. voilà tur bi kese la nekk mais sport kese la à partir de compte yooyu. dem former ñu. les nuits de compte. loolu voilà d'accord incha allah loolu tamit xam naa ni demaguñu woon loolu ci àllo à 100% mais dinañ taxaw incha allah maa leen ko promettre fii. d'accord waaw comme promesse la moom ñu jëlee ko noonu rek. waaye li coach wax c'est important de dem former ñi nga xam ne nii ñoom ñoo ne ci ASC yi yéen mën ngeen a nekk relais comme ASC yi ñoom demoon na ba nga xam ne li colonel wax li nga xam ne mooy affaire culture. pratiquement amatu ci woon quoi mais yéen mën ngeen a taxaw taxawaay boo xam ne da ngeen di nekk relais dem.
bu ko defee di def le tout def ay plaidoiries pour affaire culture dellu si waat bu baax ci li nga xam ne nii mooy affaire u ASC quoi mbirum nawetaan bu ko defee nag xam naa ne moom dama lay yóbbante rek sant ngërëm bu baax ak ay félicitations yu bëree bëri ci ki nga xam ne mooy le docteur Massamba ni ma ko commencé noonu laa koy tëjee parce que mosuma def émission fii te waxuma mentionné ko quoi du lu ma defal loo xam ne nii dara non ñun ñi ngi sant quoi mais fi may kii rek juste mooy xam nga doomu adama yëkkati defar ko ci ay côté jikko wala leneen mu ko gën ñu am lien bu fort ak moom quoi ak yeneen yoo xam ne nii du lu ñuy détaillé ci ay plateau yooyu bu affaire club bi ne vous en faites pas man mi bu lycée Parcelles dirigé naa ko 2 ans de suite dinañ ci jàpp liggéey ko bu ko defee mu law ngeen kiiwal activité yi quoi xam nga loo xam ne xat yi yow da nga ci waroon di dem di participer bu fekkee mënutoo dem di ci participer tamit li la war mooy yow nga ci ñi koy yaatal ak yooyu mooy lu ñu def nii rek quoi parce que club bi ñun dañ ciy gis suñu bopp d'ailleurs ci lañ bokk même bu dee carte bi moom yoruñu ko nii quoi juste rek pour terminer quoi nga tàggoo wala ci léegi ki nga xam ne nii bëgg na bokk ci club beeg yooyu bon wala boog bëgg na sax jàng mbirum compte wala mu intéressé ko est-ce que bu ñëwee ci yéen di ngeen ko mën a former quoi waaw d'accord juste pour terminer loolu sànq rek yaakaar ñu ngi ciy waxtaan ñu ngi commencé def ay séances de formation ci compte ak ci yeneen activités donc yaakaar naa loolu après incha allah bu ñu commencé rek dañ ci taxaw envoyé ay messages képp ku kii rek dinañ def communication bi nga rapproché wu def ay séance de compte fële ci kër Leyti ñu bàyyi Fatou xam naa ne mu laaj ci benn laaj mooy yéen tey jii nii qu'est-ce que ça vous fait su ngeen gisee lépp ni ñu ko changé léegi parce que léegi boo xoolee lépp bu ñu ko daan wax c'était pour éduquer mais léegi boo xoolee ñun lépp yi ñuy dégg dafa yàq éducation jeunesse bi parce que ay kàddu yi ñaam ngay dégg ci biir yu ni mel yéen lan la leen di def su ngeen di dégg genre yooyu noonu est-ce que aussi yéen a ngi ciy dox ay jéego pour indiwaat ko ni mu meloon. waaw merci je dis que du sax côté lépp mais des fois da ngay dégg suñu communication nga dégg yenn wax yi du sax xale moo ko wax mais kilifa moo koy wax loolu man xaw ma sax nan laa koy expliquer parce que ni may def j'ai toujours le cœur meurtri bi ma koy dégg. maintenant comme ni côté gars yi lépp nan leen koy def day ñëw ñu ni benn paragon moo wax lii alors que lépp nekkul woon loolu gis nga comme ni ma la ko waxee sànq rek li nga wax jikko yu yàqu yi moom moo tax lépp mel noonu parce que léegi nañ waroon yeree njaboot yi noonu lañu leen yereewut léegi moo tax léegi ñu ku nekk sañ wax la neex maintenant ñu ngi ciy teg ay jéego di xool ndànk-ndànk lu ñuy def ba orienté nit ñi pour ñu mën a xam ne lii ñuy def kat loolu du lépp mooy lii mais comme ni ñuy waxee rek avancer lentement mais sûrement incha allah. d'accord donc ñu koy remercier bu baax a baax Maguette moom Babacar Soumaré bàyyi ko mu tàggatu. waaye lu may tàggatoo rek mooy may lancer un appel à toute la jeunesse sénégalaise aussi à tous les Sénégalais ma leen di wax que ni à partir de 2018 bi nga xamante ni. commencé nañ ci célébrer journée internationale du compte d'ailleurs depuis 2004 dañ ko commencé célébrer. peut-être amagul woon benn ampleur bi mooy wax Sénégal yi ku nekk incha allah fi ñu toll yi nga commencé bàyyiwaat xel que ni compte ça existe. et avec compte incha allah mën nañ defar réew mi. avec la culture sénégalaise aussi di journée bi nga xam ne moom ngeen amaloon ci journée bi. bu ko defee woo ay xale yu bari di leen defal ay séances de compte yooyu ay lecture di leen surveiller di leen jàngal nan la ñu war a kiiyee parce que tey jii léeg-léeg nga dégg koo xam ne day lire moo xam mu nekk journaliste wala leen day egsi sax ba ci virgule rek. virgule nangam parce que tout simplement am na loo xam ne fa nga ko war a jàngee xale la loolu ci éducation de base lay nekk ñoom ñi ngi ci bay seen waar ci loolu bu ko defee kon xam naa ne rek dama koy remercier waale bu baax